asalaamaaleykum mbokk yi damay def journée happy day pour les talibés de Ziguinchor du ñu yelwaani du ñu ñaani ñu solal leen jox leen ñu lekk du 19 au 20 janvier ma bëgg si nag ngeen jàpp ko ndax bés boobu ñu épanouir ñu rendre leen seen dignité merci beaucoup. From Hardcore Side waaw vidéo bi nag dañ ko def pour soutenir suñu frère Chérif Bounama Dia loo xamante ne day waajal journée de solidarité pour les enfants talibés loo xamante ne journée buy commencé 19 au 20 journée la boo xamante ne xale talibé yi zéro yalwaan lay doon du ñu yalwaan dinañ leen jox ñu lekk dinañ leen jox ñu naan jox leen ñu solu te loolu initiative bu noble la boo xamante ne képp kuy jullit di doomu aadama war nga see mën a dugal sa loxo soutenir bagage boobu noonu mu jëm ca kanam Chérif Bounama Dia ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci geste bu noble bii nii nga amee. Le frère Chérif Dia qui organise une très belle journée de solidarité, une très belle initiative pour les enfants talibés de Ziguinchor. Ça sera le 20 janvier, juste rek. ku leen bégal di kontaan te mbokk yi. taxawaalu ci mbedd mi metti na ak taalibe yi loolu moo tax Chérif Dia Cogère bu Ziguinchor Casamance jóg taxaw temb ne benn xale dootu fi yalwaanati surtout le 20 fële ca Ziguinchor mu nekk journée des talibés góor ñi jóg leen jigéen ñi jóg leen mag ñi jóg leen ndaw ñi jóg leen autorité yi kilifa diine yi kilifa aada yi yéen ñëpp dem leen soutenir yi. Toute l'idée est venue de là parce que man de fu ma dëkk dafa am ñetti daara yu ma wër ku ñu newoon ci difficulté bu énorme pour vraiment subvenir à leurs besoins yu gën a ndaw mooy lekk donc ça m'a touché lan moo nekk ci taalibe ak daara donc bañ ko gisee ñu ne c'est alarmant foog ñu jóg ci foog ñu wax ci donc frange boo xam ne sëriñ bi mu ngi koy doog a jot mooy xale bi en général 5 ans lay am ba bu muy am 12 ans ñu ne xale yooyu mun nañ leen mun nañ leen accompagner ci dugal leen école bon mun na nekk bañ a nekk école traditionnelle mais école franco-arabe parce que il faut tamit le sens de jàng bi nekk ci donc jàng alxuraan boobu buñ ko perte donc ñu nekk ñu gunge leen à ce que ñu nekk ci école arabe yi comme xale yëpp formé wu. parce que 2 jours la donc happy day lañ ko tuddee. donc 2 jours la 2 jours yi tey ak suba la. donc tey sunu activité yëpp mooy rencontre. ak ñoom waxtaan sur les problématiques. par exemple ñun le dimanche on leur dit taalibe bugguñu mu dem yalwaan. jour boobu le dimanche là demain bugguñu taalibe yelwaan ñu bëri dañu ne yéen en général ñuy wax ci taalibe dañuy nax parce que ñoom dañuy dem wuti ji xaalis am ko denc ko ci seen bopp woo ñu rek pour photo ñu pour caméra ñu donc on a des bonnes volontés yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi c'est des personnalités soutenir ñu au-delà de loolu ñun la suñu moyen propre ñoo ko def donc ñu nar ko jagleel ay tey daara déjà on est à 6 daara ciblés 6 à 7 daara ciblés bon bu mu nee yokk fii ak suba incha allah dinañ fi yokk parce que ñun bu ñu sañoon kenn du dem yalwaani ci bés bi loolu mooy sunu objectif donc bu weesoo loolu dañu lancer sur les réseaux sociaux donc benn ay dons ñu ne parce que ñun lu ñu tax a jóg mooy bu ñu dem yalwaani ñu toggal rek mais ñu ngi leen di xaar suba ñu ngi leen di xaar suba à 9h incha allah parce que 9h dañuy wàccee kaamil pour ñaanal Sénégal
parce que ñu ngi jëm ñëpp xam nañ ko ci ay élections te soxla nañu ay élections yu apaisées. donc ñu ñaanal réew mi ñaanal Ziguinchor ñu am jàmm Casamance retrouver jàmmam jàmm nag mooy mu guerre bi jeex ñëpp wàccee armes yi ñu xam ne jeex na ñu ñaan ko ñaan phénomène bi it solution yu claire jóge ci waaye ñaanal association bi. donc Belle Âme ñu leen di rek wax ne ku ñu bëgg aussi soutenir am na ay numéro yu ñu tijji donc sama numéro bokk ci muy 77 229 96 26 donc ku ci bëgg a ñëw it mun nga ñu woo wala. doom jàngal ba màggee bee sa dara oo mu ñaan ba màggee mu jee ndax at mi def ko réer mu leen koy yalwaan réer bi def ko réer mu leen koy yalwaan way mastata looy am looy ma jox taalibe ndax mam ka du baadoole mun dafa digu sont les plus vulnérables moo tax ñu ne pourquoi pas ñu jéem leen a dimbale créer une journée bi nga xamante ne ça sera une journée sans mendicité moo ne que dañuy woo taalibe yëpp ñi foo ree ñi xam ni am na ay jeunes yi nga xamante ne sont nés ici ils ont grandi ici ñu nekk seen ginnaaw ñu leen di solidariser moo tax ñu taxawal bés bi. Quand on a parlé ça à Chérif, automatiquement mu jël affaire bi en main di remercier nos mamans tous ceux qui ont fait le déplacement les mamans les imams et aussi bés bi bu amee tey am na ñu nga xamante ne ñoo ci gën a taxaw moo ni que les mamans du quartier mention spéciale à nos mamans mention spéciale au illallah wallahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما سررت فيه من الآيات وذكرنا بما درفت فيه من المصلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوة من الشعر والنشان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة من نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ لسان وقوف بغير وقف أو دوام بغير مدغم أو شهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه أديا حقه من لا داعي والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة وبسعادة الأعمال ولا تختم لنا بالسر والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا منا من غفلة وكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكين ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واتر رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط. loolu kat mbir mu baax la dafa mel ni ki rek doomu aadama bi a dem jihad. sindo wonano ɓe sukaɓe alyatimaɓe nee na budul woon gone yi nga xamante ne alyatim lañu. he mawɓe nayeɓe nee na ak mag yu màgget yi. e sukaɓe muynoɓe e neneji mumen nee na ak liir yi nga xamante ne ñu ngi namp ci seeni weenu yaay. e ñawɓe ɓe ganduɗa ñawi ha ko gandi e koye mumen nee na ak ñi nga xamante ne dañu feebar be lottu ci feebar bi. en mbawanno wiide munoon nañu wax ne Allah subhanahu wa taala suñu borom subhanahu wa taala oɗo jamanu no wayni ak jamono ji nu mu mel ni Allah iwawno halkude leydi ndi nee na suñu borom munoon na alak rëbb adduna bi yëpp mu alak ko benn bés. Allah e yurmele ɓe nee na waaye suñu borom ak kattanam ak yërmandem ci jaam yi mu limpi léegi. Allah woni ko ɗaliɗi tagore woni ko yaata nee na moo waral suñu borom bay mbindee fii di doxal lu ñuy doxal ci kaw suuf mbokk yi
imam Buwaro nee na mu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp nee na toogaay la itam bi nga xamante ni nee na liñ fiy filmé nee na suñu borom dina filmé lu ëpp nii nee na ndax suñu borom moom amul dara li ko réer ci kaw suuf nee na li feeñ waxul li feeñ walla li nëbb moo taxit mu ne jotaay bi jotaayu yàlla ak yenent bi rekk la nee na toogaayu alxuraan la nee na toogaayu taalibe yi la nee na ñu ngi ñaan suñu borom yal na ko yàlla saxal nee na yàlla yëkkati mbirum taalibe ci kaw nee na itam jullit ñi yëpp yal na yàlla saxal seeni biiru xol alxuraan te taalibe yi njabootu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi ko ci sant di ko gërëm di ko ñaanal di ñaanal tamit la waa quartier bi li mu def ni ndakaaru la nekk mënoon na ko def ndakaaru waaye mu xalaat ni kat fii laay ñëw Casamance gii ma dëkk sama wayjur yi nekk fii rawatina Ziguinchor rawatina quartier. maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di beral nuyoo sama doom Chérif Dia nuyu naa ko gërëm naa ko sant naa ko lu tax ma nuyu ko gërëm ko sant ko mooy ay rakkam la xalaat ci biir dëkk bi ndax ñu leen yor am na loo xam ne mun nañ leen ko defal am na loo xam ne mënuñu ko te taalibe fii lañ ko fekk dafa bokk ci aada Sénégal ndax ñu bari tey ñu ngi occupé ay poste ci gouvernement walla feneen jaar nañu ci taalibe yore woon nañu ay pot di yalwaani loolu fii lañ ko fekk. maaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ndaxte ñun ay ndaw lañu nekk ci koñ bi diine ci ba ngay ndaw nga koy jëriñoo waaye ci ndaw tamit ngay jëriñoo sa doole pour sa askan ñu ne woon man at ñu ma àndal yépp démb le tour bi génn sax parce que association bi ma koy leeral rekk amagul sax papier ñu ne dañuy def benn journée boo xam ne dañ koy jagleel ñu soxla ba ñu xoolee nag ñu gën a soxla ci quartier bi parce que ñëpp xam nañ quartier bi nu mu mel dañ ne daara yi la ak taalibe yi daara ak taalibe nag nuñ koy waxee junj bi rekk mooy imaamu jumaa bi sëriñ daara la kon njëriñu daara ñun ñu ngi koy jëfandikoo ndax ku ñuy jiite ci daara la bokk leneen li mooy ñun nitu àdduna buñ ko mënee tuddee noonu saa yu ñu jaaxlee ci imaam ba la ñuy dem walla ñu dem ci sëriñ daara ba kon mënuñu ñàkk jëflanteeg ñii may remercier toute l'équipe boo xam ne mi ngi liggéey boobu ba tey ci bañ ko sababee ba tey ba lii am mais ci remerciement yi parce que tamit lii bu sababoo comme nuñ koy waxee ñun xëj na yor nañu as néew waaye it ku ñu jàppalewul duñ ko mun lii ndax toggal ay taalibe wàccee courant na dafa am lu mu laaj donc ñu ciy remercier rek Ablaye Ndour man sama xarit la mu di DAGE présidence di nuyu di remercier Ablaye Dieng di PCO DER FJ di remercier bu baax sama sœur Assom Diatta représentant am nekk fii ni Goudiaby ñu lay nuyu di la yeggal remerciement yu ñu am ci sunu sœur boobu nga xam ne bàyyiwuñu benn yoon accompagné nañu
donc di nuyu koo xam ne ni sama kër la bokk parce que moom saa yu ñëwee Ziguinchor suñu kër lay añee fa lay reeree fa lay ndékkee tëdd rek moo ñuy séparé walla activité muy Thérèse Faye Diouf di coordonné man ku ma xam-xam ne it damay am na fànn bu may yëngu ci politique waaye it politique boobu dama ci am njiit bi njëkk di Macky Sall ma koy gërëm di gërëm soxnaam parce que it bokk na ci bés bi lu tax mu am di gërëm Thérèse Faye Diouf parce que moom Macky Sall ba ma ñëwee moom moo ma booleeg Thérèse Faye boobu ba tey mu jàpp ma koy gërëm waaye di gërëm parce que buñ nee Chérif Dia fu muy liggéey FONGIP la ñuy wax may gërëm bu baax kilifa FONGIP di Doudou Ka di gërëm particulièrement monsieur le maire parce que monsieur le maire dañ daje ma wax ko moom moo jël téléphone am di ma laaj fu ngeen toll kañ la loo ci nar ba mu yónni le maire Tahibou Diédhiou nga xam ne it bàyyi na yitte yu bëri ñëw teew fi di nuyuwaale sama frère muy Lamine Dia moom sama doomu baay la di responsable des jeunes de l'UCS bu commune de Ziguinchor maa ngi koy nuyu donc di nuyu yéen imam yi di nuyu sëriñ daara yi di nuyu samay papa yi di nuyu samay yaay ak samay goro ndax sama soxna it quoi qu'on puisse dire seetaanuñu benn yoon suñuy goro it seetaanuñu donc lu sabab bés bi mooy rek moo tax monsieur le maire ci protocole bi dañ ne woon maa koy njëkk wax ma ne mënuma ko njëkk wax moom foog mu tëj ndax monsieur le maire foog mu déglu ñun lu ñu bëgg at fu ñu jëm lii dañ ko sabab bañ ko sababee ñu bëri ñi ngi doon laaj ñan ñoo ne seen gannaaw waaye defe naa su lu ma lim lii yëpp kenn yënguwu ci mbirub taalibe kenn yënguwu ci mbirub assistana donc ay sunu xarit la le maire ñuy wax ne municipalité bi parce que xam nañu ligne yi ngeen yor ci ligne yi ngeen yor yooyu dimbali leen ñu ci sunu sëriñ daara yi dimbali leen ñu ci sunu jumaa yi waaye dimbali leen ñu ci sëriñ Mbaalo mi ndax soxla nañ defe naa dinañ gën a yaatal waxtaan bi loolu moo tax ma ne dama lay njëkk jël kàddu te xam naa it ne dimension parce que xëj na miinu ma ko woon waaye ci ñaari yoon ñetti yoon yu ñu toog waxtaan ku mel ni le maire Abdoulaye Baldé xam naa ku sensible la mu xam naa ku bëgg a Ziguinchor la ku am yërmande ci ay couches vulnérables ndax ñëpp xam nañ ne social la tàmbalee donc lii ñu leen ñaan xam nañ ne ici yaakaar nañ d'ici peu di ngeen ñu ci répondre te dinañ ci am satisfaction donc loolu moo doon sama kàddu ma la koy delloo nag nga tëj ko ñu ñaanal ñu xale yi des fi añ fi ñu nekk ci jàmm macha allah. ok. ñu ngi koy rafetlu moo tax le maire Abdoulaye Baldé mu def ité journée bi nga xam ni Chérif Dia ak ñu mu àndal ñoom ñoo ko am suma sœur Awa Diop wax na ko léegi démb la ma oo ne ma mënuma egsi suba Dakar Ziguinchor parce que moom ngoon si lay ñëw mu bëgg man ma teewal ko ak délégation bi nga xam ni moom Awa Diop au concert n'est-ce pas dëkk si biir quartier bi ak responsable jeune UCS muy Lamine Dia ñu teewal ko si cérémonie bu am solo bi nga xam ni moom la Serigne Dia def parce que am xalaat si taalibe ñu bare leen di fàtte moom c'est la couche la plus vulnérable bi nga xam ni moom la am xel jagleel leen journée bi foog naa ko lu mu ko waxee exemple la pour ñun dañu war a roy si moom au-delà de Néma 2 mu doon journée bu nga xam ni journée Ziguinchor yëpp la jagle ko sëñ daara yi jagle ko
taalibe yi donc Cherif Dia mun nga compter si ñun incha allahu rabi dinañ jël sa exemple bu nga def nii yaatal ko si Ziguinchor yëpp xalaat tam comme lu nga wax parce que sëñ daara yi dañ leen war a gunge ñu bari dañu nekk di critiquer di wax sëriñ yi ñoom ñooy yelwaan loo xale yi mais est-ce que nguur gi est-ce que maire yi gunge nañu sëriñ yi pour ñu bañ a yóbbu xale yi ñu mun a yelwaan loolu la nit ñi wala xalaat te foog naa initiative bu nga initié nii dinañu permettre ñu mun a xalaat d'une manière générale naka la ñu mun a accompagner sëñ daara yi nga xam ne ñu ngi fii ci commune bi jàppale leen pour jël en charge véritablement taalibe yi jàppale leen pour que ñu am temps pour wasaare jàngale diine véritablement xale yu nga xam ni ñoom ñooy jàng alxuraan ngir développement Ziguinchor donc loolu laa bëggoon message bi nga xam ne dama ko bëggoon jagleel sëriñ daara yi fi nekk di leen sant di leen gërëm di sant Cherif Dia di ñaan en tout cas lu mu sumb nii yal na law si Ziguinchor yëpp pour bénéfice su taalibe yi ak sëriñ yi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin salaatu ala nabi. dafa laal xol donc nga woote ñëpp ñu wuyu si la muy mag yi muy suñu yaay yi dëkkandoo yi ànd jaam yi imaam yi donc nitu daara yi ñëpp ñoo wuyu si vraiment ñu kontaan si torop di leen béggee dinaan leen nag incha allah xam naa si yeneen projet yi ñëw social dinañ ci gën a investir et puis xale yi bégg Yalwan dom jangal o magebe sadara o munya o mage muje ndax añ bi def ko re mu leen ke yalwan reer bi def ko re Gayalwan Boy mastata Loy man jox taalibe ndax mam ka du baadoole moom dafa diggoone